asalaamaaleykum mbokki internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar rawatina yéen mbokki abonné yi Bataaxal TV. Akon City mooy cité bi nga xamante ni moom la ñu bëgg a def fële sa Mbodiène te waykat bu mag bi nga xamante ni moom moo juddoo fii ci Sénégal te yaraw fële ca Amérique di Akon moom moo ko bëgg a implanté fii ci Sénégal. Akon City lan mooy projet bi ak ndaka lañ ko war a taxawee ak lan moo war a nekk taxawaayu waa Mbodiène ak taxawaayu askan wi rawatina ñi nga xamante ni ñoom ñoo bokk ci gouvernement bi ak lan moo nekk ci ginnaaw projet boobu nga xamante ni Akon moom moo ko bëgg implanté fii ci Sénégal dinañ ci ñëw ak yéen. dinañ ñëw ak yéen tamit ci lobby yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci ginnaaw pour bëgg investir seen xaalis fii ci dëkk bi. Akon City benn projet la boo xamante ni ki ko présenté woon mooy Akon yàgg na ko présenté Sénégal nag mais altine bii ñu weesu ci la def pose première pierre bi mu fa jógee présenté projet bi président de la république Macky Sall mu ànd si ak moom rafetlu ko ba pare wax ni ko dina ko jàppale ci projet boobu nga xamante ni moom la fas yéene simb. keneen ku mu présenté projet bi di Youssou Ndour nekk woykat comme moom investir tamit ci réew mi mais investirul ci domaine boobu dafa investir ci côté média am rajo am télévisé jël ay sénégalais ñu fay liggéey. Akon bëgg a implanté Akon City ci dëkk boo xamante ni moo ngi nekk à 80 kilomètres de Dakar nekk ci diggante Mbour ak Joal Fadiouth. Youssou Ndour tamit rafetlu projet bi ànd ci ak moom ba pare wax ni ñu mel nii la ñu soxla dem ca bitim réew liggéey dikk investiraat fii ci réew mi. mu nekk ay kàddu yoo xamante ni jóge na ci président de la république jóge ci kii di Youssou Ndour pour encourager ko ci projet boobu muy def. sénégalais yu bëri encourager nañ ko tamit jëmale ko ci projet boobu nga xamante ni dina jël plus de 3300 milliards ci suñu ay koppar mu nekk 600 milliards de dollars ñu war koo liggéey ci en 2 phases. première phase bi mi ngi war a pare fii ak 2023 ñu war a tabax lu tolloog 55 hectares. deuxième phase bi war a jeex au plus tard en 2030 ñu war a construire ci 500 hectares ci diggante Mbour ak Joal ci dëkk bu ñuy wax Mbodiène. am askan wuy yewoo foofu ci dëkk boobu am fa ay suuf di liggéey ci suuf yooyu di fa tekki di fa tedd di sa dundal seen ay njaboot. dinañ ñëwaat ak yéen ci loolu dañuy continuer ba léegi ci projet boobu nga xamante ni am na leneen loo xamante ni moom moo ci am muy smart city bi nga xamante ni moom mooy day am propre monnaie maanaam xaalisu boppam ñu tudde ko Ucoins. bokkul ak suñu monnaie bi nga xamante ni mooy crypto monnaie boobu ñu fay utiliser dañ koy mën a utiliser partout dans le monde fépp foo dem ci àdduna bi dañ fi mën a utiliser xaalis boobu te ñu bëgg a changer suñu franc CFA bi daal di fi indi beneen xaalis muy ECO ci jamono boo xamante ni dañoo waxoon en 2020 ci lañ koy def mujjul réussir. Akon implanté fi benn dëkkam tudde ci turam Akon City ça importe pas tur bi mais du utiliser suñu xaalis foofu ci dëkk boobu mais xaalis boo xamante ni moom moo dikk instauré ko fi comme ni gouvernement bi amee wala CEDEAO amooy pouvoir changer xaalis moom noonu la amee pouvoir implanté fi dëkkam implanté fi wàlle tamit xaalisam. kon mu am ay question yu bari yuy posé wu foofu noonu ci projet boobu nga xamante ni moom la ñuy implanté foofu ca dëkk boo xamante ni am na ay baykat am ay nappkat am ay sàmmkat. mu dellu ba léegi ci coowal suuf si nga xamante ni moom moo fi amoon di litige foncier yi gis nañ ko fee sa Ndingler gis ko fële sa Tobin Power. kon ba léegi mu ñëwaat ci problème suuf ñu bëgg a jëlaat suufu askan wi jox ko benn boroom xaalis ñu koy wax investisseur muy investir ci xaalis boo xamante ni ñi ko am ñi ko moomoon suuf soo xamante ni ñi ko moom si lañ daan liggéey pour mën a tedd. bien vrai que bu dëkk bi pare dina am ñu fay jël waaye dëkk boobu du am benn pauvre dëkk boobu c'est pour les riches d'abord
c'est à préciser loolu dañ ko war a préciser dëkk boo xamante ni la pour ñi am xaalis rek ñoom ñoo fay mën a dëkk ñoom ñoo fay dëkk. loolu lu ñu war a leeral la borom projet bi di porteur de projet bi li mu wax mooy dafa bëgg may Sénégal promotion bëgg tamit ñi nga xamante ni ñooy yewoo foofu sa Mbodiène ñu gis ci seen bopp dëkk boo xamante ni du pour pauvres yi ñi muy viser mooy touristes yi nga xamante ni ñoom ñooy ñëw fii Sénégal mu war a nekk ville touristique dina amaale tamit foo xamante ni croisière la fële bateau yi di gaare touristes yi di fa mën a defee seen ay visite pour mën a gagner foofu koom-koom kon investirul pour habitant wu Mbodiène waaye dafay investir pour récupérer waat xaalis à travers les touristes mu nekk loo xamante ni ñëpp dañ ko war a xam bu ñu wax rek ni dafa ñëw pour dimbali Sénégal pour def promotion Sénégal pour promouvoir ville sénégalais yi ñu niroog ville yi am foofu ci Europe c'est pas ça. kon présenté bi mu présenté Macky Sall projet bi pour mu faciliter ko hectare 500 hectares yi nga xamante ni ñoom la ñu war a tabax foofu noonu te mënu ko am sans accord gouvernement bi kon pour yombal loolu la te président Macky Sall moom war naa protéger investisseurs yi waaye tamit war naa protéger askan wi habitants yi nga xamante ne ñoom ñoo dëkk foofu sa Mbodiène war nañu fexe ba bu ñu jëlee seen ay suuf ñu teg seen loxo loo xamante ni dinañ ci mën a jàppandi dinañ ci mën a amee lu ñu dundalee seeni njaboot ak lu ñu dundee mu bañal mel rek ni yeneen projet yi nga xamante ni dañ doon jël xaalisu wala suufu askan wi di ko jox benn investisseur même su fekkente ni suñ ko joxul woon investisseur boobu ñoom amuñu woon doole exploiter ko au même titre que porteur de projet bi mu nekk loo xamante ni lu jar a bàyyi xel la président moom moo war a fexe ba ñi nga xamante ni ñoom ñoo moom suuf soosu bu ñu ko joxee Akon ba mu def ci système boobu ñoom tamit ñu bañ see loru ñu mën a am loo xamante ni dinañ ci satisfaire beneen aspect bi ba léegi bu concerné askan wi mooy liggéey bi nga xamante ni moom lañ fi am foofu moom lañ koy amal te ñu gis architecte biñ ko jox muy wuyoo ci turu Hissène nekk benn naar te am ay sénégalais yoo xamante ni ils sont capables de le faire mënoon nañ leen a jox projet bi ñu gagné si mais dañoo préférer jox ko naar donc war nañu tamit fexe ba liggéeykat yi nga xamante ni ñoom ñooy yeewoo fii ñu gis seen bopp ci liggéey boobu nga xamante ni dina am lu tolloog plus de 3300 milliards yuy dugg foofu bi ci tegu rek mooy ndax Akon kese moom moo nekk porteur de projet bi ndax Akon moom moo jël propre volonté am ñëw pour investir fii ci Sénégal bien que yàgg na fee ñëw yàgg na fee def ay jéego mais investiroon na ci benn domaine mu nekk Akon like éclairage bi nga xamante ni moom la doon amal ci yenn dëkk yi nekk aux environs aux alentours de Sénégal mu nekk Côte d'Ivoire Mali ak Guinée ak yeneen dëkk yoo xamante ni moom moo demoon ci chinois yi daal di jël ay panneaux solaires pour installer ko foofu muy def na ci sax moom ay sorties daal di tagg bu baax chinois yi nga xamante ni ñoom ñoo ko ci doon jàppale au détriment des américains yi nga xamante ni foofu la yaroo mais projet bi c'est diamétralement opposé c'est différent parce que du Akon kese moom moo nekk ci projet bi da see gën a fës mais ku ñuy wax Samba Bathily ba si Tonya bi nga xamante ni moom moo fi nekk nañu ñoo xamante ni am nañu part ci projet bi nekk nañ ci ay investisseurs aussi te tamit comme ni ko kii nga xamante ni mooy monsieur maître Cheikh Diagne waxee y a des lobbies homosexuels yoo xamante ni dañoo nekk ci derrière ce projet ndax dëkk boo xamante ni suñ ko instauré fii ci Sénégal du respecter benn norme boo xamante ni dina méngoo ak suñu ay diine ak wala suñu ay valeur du respecter benn norme religieux moo xam catholique moo xam musulman yi nga xamante ni ils sont 95% de la population ñu tabax fi dëkk boo xamante ni c'est pour les touristes kon dañuy def loo xamante ni dina daaneel suñu ay valeur suñu ay culture te lobby yooyu loolu rek moom moo nekk seen
xeex te fu ñu mën a dem ak yoon bu ñu ko mën a amee rek dinañ ko def. ñoom ñoo nekk ci derrière ci Akon boobu nga xamante ni depuis bi muy nekkee rappeur bu ngeen xoolee ay clipam méngowul benn yoon ak suñu ay valeur de la société. tey jii mu dikk implanté fi sitem bu yoo ci turam ci dëkk boo xamante ni entre Mbour ak Joal dëkku séeréer yoo xamante ni dañoo respecter seen culture séeréer mu ñu fay def ay daluwaayu touriste ñu fay def naka sudul noonu. loolu la ki nga xamante ni mooy Cheikh Diagne lu mel noonu la wax te am ñu jug dal ci kawam. kon Macky Sall bi nga xamante ni moom moo jiite réew mi war naa xool taxawaay bi mu war a am pour protéger valeur société yi, pour protéger tamit ñi nga xamante ni ñoom ñooy yeewoo foofu. dinañu ñëwaat ak yéen ci projet boobu ci suñu yeneen ay vidéo pour indil leen ci plus d'éclaircissement, indil leen ci ay leeral, indil leen ci tamit ay jàngat yu ama am solo ci projet boobu di Akon City.